mbokk yi gërëm nañu leen sant leen bu baax a baax ci at bi nga xamante ni nii weesu nañu ko muy année 2020 di ñaan suñu borom maanaam may ñu ci année bii ñu dugg nii fekkee ko tal ko ba mbébét yuñ ci am yëpp ñu daal di koy def ci kàttanu suñu borom waaye tamit di ñaan suñu borom li nga xamante ni moom mooy coronavirus bi nga xamante ni sonaloon nañu ci année 2020 bi suñu borom yemale ko mu bañ ñu topp fii ci année 2021 bi ci loolu it tey la ñu am édition spéciale buñ ko waxee dafay baax lool ñu gën ko leeral donte mën nañoo wax ne c'est la première fois ñu amel ko fii nga xamante moom mooy ci commune Diamaguène Sicap Mbao moo tax ñu nit ñu invité ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci commune Diamaguène Sicap Mbao liñ ci war a waxtaanee dana bari lool waaye lépp rek ci leeral askan bi waaye tax na tamit ku ci bàyyi xel di nga ci am ay njariñ yu am solo ci présentation bi sax xam naa ne bu ma ci gënee dugg di ngeen xam ñi ma invité bu baax a baax ñan la ñu ci commune bi ak lan ñuy représenté ci commune bi donc ci loolu ki may njëkk nuyu mu nekk nii sama ndeyjoor ñu gën ko xam ci monsieur Mouhamed Sarr xanaa dama koy bàyyi rek mu gën a yaatal waaye ci loolu dinañu wax moom mooy kan ak lan lay représenté fii ci commune bi monsieur Mouhamed Sarr ñu ngi lay nuyu bu baax. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan à travers Innova ñu ngi am tey mbégte bu rëy ñëw fii ànd si ak suñuy xarit suñuy am di jàmm des personnes de qualité ci biir commune de Diamaguène Sicap Mbao donc ñëw bokk ak ñoom plateau bu tey bi man nag maa ngi tudd Mouhamed Sarr enseignant de profession waaye nekk également directeur de collectivité éducative nekk acteur de développement di yëngu nag wax dëgg yàlla ci toujours li jëmale sama askan kanam nekk président ASC Sam-Sam 3 actuellement mais aussi conseiller municipal. Très bien. waaw ci gàttal daal nañ yem foofu parce que waaw mbir kii bëri na daal mais foofu laa mën a yem pour loolu. allez incha allah xam naa ne tamit noonu laay defee rek présenté ki nga xamante ni nii moom tamit moo nekk nii sama droite donc ñu xam ko aussi bu baax a baax ma bàyyi ko rek mu gën a présenté ñu ngi lay nuyu nag bu baax di la dalal jàmm tey ci nouvelle année bi nga xamante ni mooy année 2021. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonentam bu tedd bi suñu sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di sant borom Touba di sant sama sëriñ sëñ Mbacke Madina di ñaanal sama ñaari waajur di am mbégte di teew ci plateau bi di nuyu ñëpp Fallou maa ngi lay nuyu. di nuyu sama xarit yi ma bokkal plateau bi mais di nuyu ñëpp ñi nekk ci émission bi di ci jàpp pour que mu réussir di ñaan yàlla vraiment. mbas mi ñu jóge mu nekk loo xamante ne kenn dootu ko waxaat ci at bu bees bi ñu jëm di ko ñaanal ñëpp donc man maa ngi tudd Birane Anta Sey maa ngi dëkk Fass Mbao nekk quartier bu historique bu nekk ci commune Diamaguène Sicap Mbao nekk naa directeur de collectivité éducative comme ni ko Mohamed waxee mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu tàggat pour que bu vacances jotee ñuy jël xale yi di leen yóbbu colonie de vacances d'ailleurs man ak moom ñoo bokk même promotion en 2012 ñoo defandoo suñu formation mais également nekk naa aussi conseiller en développement communautaire koo xam ne day yëngatu ci wàllu communautaire lu bëree bëri nekk naa superviseur communautaire ci programme bu ñuy wax projet de lutte contre la tuberculose te Fonds mondial financé ko ONG Plan di ko doxal ci district sanitaire bu Mbao depuis 2012 mais également nekk naa aussi le point focal de la société civile par rapport à la protection de l'enfant ci arrondissement bu Thiaroye lépp luy aar xale ci arrondissement de Thiaroye man maa ciy ànd ak sous-préfet di ci liggéey mais également maa ngi jàpp ci liggéey bi ci suuf ci lu mel ne ay structure communautaire de gestion lu mel ne centre polyvalent bi man la ñu dénk comité de gestion bi mais également école Cité Fass Mbao ñu koy wax école Niayes man lañ dénk comité de gestion bi soo demee poste de santé Fass Mbao man maay trésorier comité de développement sanitaire bi donc conseiller municipal là aussi chargé de mission du maire Coumba Ndoffène Fall merci beaucoup. merci beaucoup dégg nañu ko bu baax a baax comme nu ma leen ko waxee xam naa ne nag directement aussi dañuy jubal direct ci ki nga xamante ni moom aussi vraiment ci quelqu'un boo xamante ni même bu présenté woo rek di ngeen xam kan la nuyu naa la bu baax a baax. salaamaaleykum maa ngi lay fay
di nuyu ñiñ bokkal plateau bi yëpp di ñaan yàlla rek at mu bees mii ñu dugg mu nekk atum xéwal atum naataange yàlla na nekk at mi nga xam ne mu bañ a nekk rek at mi ñu romb ndax at mi ñu romb bëri nay coono bëri nay tolof yàlla mi nga xam ne moom mën na ko fi jëlee yàlla na ko fi jëlee amiin. kon di wax rek ne comme ni ko ñuy waxe rek ñi man ñooy samay mag ci commune bi tamit ñu nekk ay nit yoo xam ne ñu neex a roy lañ gis seen taxawaay tamit mu doy ma moo tax ma jege leen mais jàpp naa ne jege bi ma leen jege tamit nekk lu ma réccu man la Pape Ba nekk ouvrier Sam 3 yor fi atelier en même temps nekk acteur de développement nekk tamit ci wetu monsieur le maire Ndofène Fall di ko jàppale xam naa loolu daal la ñuy nuyoogun ba ci kanam. jërëjëf merci beaucoup moom tamit ñu ngi koy sant bu baax di gërëm nit ñi nga xamante ni nii tamit ñu ngi ñuy bàyyi xel à travers donc ci suñuy écran di nuyu suñu papa sama nijaay waaye dama koy tooñ naan ko chef de quartier Sam en tout cas maa ngi koy nuyu bu baax ñu bàyyi ko rek mu nuyoo. salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di ziar di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ñaan xéewal ci at mu bees mi ñuy dugg di ñaan yàlla defal ñu ci ay xéewal yu kawe kawe. amiin amiin. mbas mi nu sonal sori ñu bon man maa ngi tudd Pape Faye ci dëkk Sam 3 pratiquement arrêt ferraille nekk agent ci sécurité alimentaire nekk acteur de développement ci sama biir koñ di ci yëngu ren nag ñu ànd ci groupe boo xam ne ñun la yàlla boole ñu yëngandoo ci ndox mi nekk benn groupe 5 personnes nekk ci presque taxaw ci commune bi yëpp tamit di jaar foofu di nuyu di sargal groupe boobu ndax dañ cee def taxawaay bu am solo ren bon nekk ci benn mouvance bu tax may yëngu ci loolu muy benn mouvement bu ñuy wax le MPC ma nekk ci responsable départemental loolu moo waral ma mën a jege en coalition monsieur le maire parce que dañ ci bokk ci coalition Macky 2012 bon loolu moo waral suñu partenariat ak Ndofène waaw parce que loolu tamit lu jaral leeral merci beaucoup ñu ngi kontaan bu baax ci loolu ñu ngi studio 1 di leen fàttali ni débat politique la mais en même temps aussi dafa am musical y a des artistes yoo xamante ne leen invité ci plateau 2 bi te maa ngi ci ànd aussi sama collègue bi nga xamante ne nii vraiment c'est quelqu'un boo xamante ne nii ñëpp ko bëgg ci métier bi muy def muy DJ Papa je pense que ni su ma paree fii rek da ngeen koy dem fekki foofu nga xamante ne mooy studio 2 bi mu dalal ay ndaanaan bokk ni ci ki ñu ci gën a ràññee di Baba Diallo nga xamante ne nii artiste la boo xamante ni kenn dootu ko présenté mais loolu xam naa dama koy bàyyi rek sama wàllu DJ Papa incha allah moo la ko fekkee studio 2 mu yaatal loolu ñu tàmbali waxtaan bi donc sama première question xam naa ne damay ñëw direct rek ci xaaral ma xool waa ci Birane laay ñëw su ko defee ma laaj ko comment la commune de Diamaguène Sicap Mbao est organisée c'est-à-dire bari na ay laaj yoo xam ne nit ñi dañ koy laaj waaye du ñu xam carrément lan mooy biiwu commune wala nan lañ koy organiser moo tax ma bëggoon xam comment la commune de Diamaguène Sicap Mbao est organisée. jërëjëf sëñ Fallou laaj nga ma laaj boo xam ne jafe na tontu waaye jàpp nañ ne mën nañ koo tontu ndax peut-être que am na luñ ci jot a dund. c'est l'occasion aussi de remercier suñu xarit suñu kilifa Coumba Ndofène Fall. commune Diamaguène Sicap Mbao ni mu organisé woo c'est comme toutes les 557 communes du Sénégal. commune la boo xamante ne yàlla def na ci décentralisation la juddoo. décentralisation processus la bu prudente bu progressive mais bu irréversible boo xam ne ndànk-ndànk la mu tàmbalee 1976 moom la ñuy wax acte 1 ci la ñu taxawaloon ñeenti communes yi mu nekkoon Saint-Louis Rufisque Dakar ak Gorée muy dox di dem te booba wax dëgg yàlla administration territoriale bi ñoo doon saytu gox-goxaan yi ñu ñëw ba mu am progression évolution ba 1996 moom la ñuy wax acte 2 si la ñu def ay communes d'arrondissement ñu jël sañ-sañ yi jox ko maire yi waaye ñu ci ànd di ci liggéey ak administration territoriale bi. d'accord bi yàlla def nag en 2012 bi Macky Sall faloo mu ni kat moom am na benn réforme bu tudd acte 3 de la décentralisation. boo xam ne dafay organiser communes yi mu nekk ay communes yu viable yu compétitif donc ci biir loolu la yàlla def aussi Coumba Ndofène Fall nekk maire tombé ak acte 3 donc commune Diamaguène Sicap Mbao ni mu organisé woo mooy acte 3 ni mu organisé communes yi waaye mu am lu am solo lu mu ci cabaxal mooy gouvernance institutionnelle parce que commune nag wax dëgg yàlla dafa laaj ay pexe ak ay stratégie donc suñu commune ni mu organisé woo comme dañoo nekk ci commune boo xam ne
ëpp na 250 000 habitants am nañu 76 conseillers municipaux donc am nañu d'abord ñaari organe benn bi mooy l'organe exécutif mooy le maire ak ay adjoints am ñu nekk 5 adjoints mais également am na beneen organe bi muy organe délibérant mooy conseil municipal bi mais également am nañu aussi administration donc loolu rek mooy ci tënk ni ñuy présenter commune Diamaguène Sicap Mbao naka la tëddee mais également di sant di gërëm administré yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu tànn teg ñu foofu mu nekk commune boo xam ne dafay réunir chaque 3 mois dina organiser réunion conseil municipal. donc di wax ne aussi ba ci organisation bi maire bokk na ci lu mu dolli que ne ñetti maire yi fi jaar yëpp dañ doon yem rek ci seen secrétariat mais Ndofène bu mu ñëwee gis nañ ne mu créé cabinet am attaché de cabinet am directeur de cabinet am chef de cabinet jël administration bi yëpp dénk ko secrétaire municipal bi ñu gis ba division recette et fiscalité ñu gis état civil bi nu muy doxee ñu informatiser ko mais également mu am beneen service bu tudd service concédé donc loolu yëpp vraiment ci organisation la am aussi benn directeur bu mu dénk lépp luy patrimoine donc ci tënk rek commune Diamaguène Sicap Mbao noonu la organisé woo donc benn exécutant la am mooy le maire Coumba Ndoffène Fall l'excellent maire noonu lañ koy woowee mais également am na le conseil municipal bi nga xam ne lépp lu ñuy def ñoom ñoo ciy délibéré merci beaucoup. jërëjëf yaakaar naa ni am na solo mais tamit du tee ci organisation boobu nga xamante ni commune Diamaguène Sicap Mbao am na ko ak yi nga xam ne lim na ko ci ay yokkute par rapport ak ni mu nekkee woon wala fi mu fekk maire bi est-ce que gis ngeen ni dafa gën a gaawal liggéey bi wala ba tey tamit liggéey bi mi ngi fu mu nekkoon. salaamaaleykum encore une fois di sawar nag di tontu ci question boobu. xam nga. mairie boo ko jëlee dafa fekk déjà yow dem nga en campagne électorale. boo demee en campagne électorale ça veut dire que am na programme boo proposé population yi. ba ñu wóoru la fan la. effectivement noonu la demee en 2014 bi ñu defee dernière élection municipale. coalition bi ñu bokkoon yàlla def na moom moo jël ndam li ñëw nag avec un programme ñu tuddee ko woon un programme alternatif parce que dañu gisoon ne commune bi ni mu doon doxee sooxe na ñu toog jël suñu temps càmbar commune bi xool la ñu jàppoon ne mu ngi doon dox ak surtout teg suñu baaraam ci fi nga xam ne foofu la jafe-jafe yi nekkoon ñu ne lii mooy programme bi nga xam ne ñu ngi koy proposé pour que bu yàlla defee ñu fal ñu mën koo dérouler doxal ko pour l'intérêt des populations yàlla dimbali ñu gagné le maire Coumba Ndoffène Fall ñu fal ko muy doxal 2014 ba léegi nag. Je peux dire qu'il y a eu des avancées très significatives ci biir commune de Diamaguène Sicap Mbao. Tu sais xam nga commune 9 domaines de compétence la ñu jël transféré ko. xam naa ne dinaa ci ñëw mais itam ma bàyyi la nga dem ci compétence yooyu ñu transféré ci commune bi bëgg naa sax ñu leeral ko ndax yaa ngi dugg sama deuxième question. waaw très bien. d'accord xam nga moo tax lii dafa baax. ñuy communiquer avec les populations. dañuy gis ndeysaan nit. mu toog ci peggam di critiquer di wax mairie bi defu fi lii defu fi laa def fi lii def fi laa te pourtant ñoom dañu interrogé wu ana yan sañ-sañ la ñu jox mairie yi ana lu ñu leen jagleel nit ki balaa ko critiquer ci def na lii wala deful laa da nga war a xam ba pare ana lan mooy domaine de compétence am nee naa la sànq 9 domaines de compétence ñoom lañu jagleel commune yi bokk na ci éducation muy njàngale bi yar beeg yooyu bokk na ci jeunesse sport ak loisir wàllu ndaw ñi tàggat yaram gi ak li leen di féexal li leen di bégal bokk na ci aussi environnement ak cadre de vie et gestion des ressources naturelles parce que dafa am solo càkkif gi
nu ñu ko war a saytoo ba mu mucc ayib bokk na ci aussi aménagement cadre de vie urbanisme habitat loolu yëpp ay domaine de compétence la yoo xam ne domaine aussi mu ngi ci biir donc bari na ay domaines yoo xam ne yi muy neuf yi nga xam ne ñoom la ñu jagleel communes yi am na aussi la culture maanaam cosaan ak aada bi parce que loolu tamit dañ ko jagleel effectivement collectivités territoriales yi bu la fàtte aussi santé muy wér-gu-yaram gi donc yii la ñu jël effectivement la planification mooy fexe ba di xool en fait naka la ñuy def ba action yi nga xam ne moom la ñu war a mën a ci biir commune bi naka lañ koy tegee ci ay biir loolu planification donc lii la ñu jagleel mairie yi ñu war ci dox alors maintenant xam naa dinañ ma laaj mais commune bi mairie bi ana lan la def ci compétence bu nekk xam naa fi nga jëm dañ ci gën a yaatal incha allah dinañ ci gën a yaatal dinañ ci gën a yaatal mais Papa Pape Faye maa ngi gis kii ñëw ci organisation bi kii ñëw na ci domaine yi mais ci biir domaine yooyu noonu est-ce que gis nga carrément que ne ay domaine la yoo xamante ni nii à travers si mairie bi dañ ko war a jagleel wala gisoo ne am na yu ñu ko war a wàññil wala que ne carrément ne yooyu noonu la war a yor muy compétence yi nga xamante ne nii Mouhamed ñëw na ci léegi. waaw ma leen di nuyuwaat ci biir domaine yooyu muy 9 compétences yi. bon lu ñu ko war a mën a jagleel la bu ñu ko yokkee sax lay mairie gën a ubbeeku parce que boo xoolee 9 compétences dafa xaw a ndaw ci mairie. ah bon waaw xaw na ndaw ci mairie. mais bu fekkee ne da nga koy yokkal ay compétences am dafay ànd ak moyens ak ressources yu ko mën a téye mu dem. parce que nit ki li nit naan ko dolli cere yokk ñeex. parce que boo xoolee 9 compétences yi mu la limal. boo xoolee li ci taxaw dëgg mairie moom mooy mairie mooy saytu di wut loo ko dimbali pour mu dem parce que boo xoolee population Diamaguène Sicap Mbao li ñuy revendiquer yëpp lu ma mairie defal la mais xamuñu ñoom lu ñuy defal seen mairie te boo xoolee ci 9 compétences yi boo xoolee li fi am ci biir commune Diamaguène Sicap Mbao ci biir 9 compétences yi boo xoolee lu ci ëpp mi ngi dox waaw lu ci ëpp parce que mënoo ne lépp dox na parce que sans borom rek matale mais lu ci ëpp mi ngi dox mais li ma jaaxal ma est-ce que ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkk di population Diamaguène Sicap Mbao est-ce que ñoom li warloo ak seen commune ñu ngi koy def parce que commune population moo koy doxal parce que loo gis day am lu muy dundee muy ay taxam ay juuteem ak ay affaire ak yu demee noonu mais est-ce que réellement ñu fi dëkk ñu ngi koy def loolu it question la boo xam ne xaj na da nga koy jox pour population bi. d'accord non ne parce que boo xoolee loolu war a dem mais boo déggee man la ñu yokk ko commune 9 compétences yi la Mouhamed limal boo xoolee lim ci téye dafa bari. est-ce que du souvent da ngay dégg ñu naan xawma population bi nekk ci commune bi ngay nekk demande bi day bari que li fa nekk est-ce que du loolu aussi tamit da ngeen ko bëgg a jël comme def ko loo xamante ne nii am na de guerre je ne sais pas parce que damay dégg ñu ne exemple chaque jour di ngeen am 5 à 6 demandes est-ce que du waaw xam nga mairie sociale. mairie kese sociale kon demande warul jaaxal mairie sociale parce que bépp maire bu bañ social rek doole mais dafa am fooy toll foo xam ne soit yow yaay xam nooy toje sa bopp jana wala nga état mënoon a xool teg loxo dëgg mairie parce que ci biir 9 compétences yooyu sociale moo ci ëpp éducation sociale santé sociale boo xoolee li mairie nga bi yëpp social moo ci ëpp mais ci biir social boobu nag bu fekkee amoo ay ressources yi la téye mais day xaw a métti ci yow xaw a métti ci say population mooy waral souvent yokk bi di gën a am solo parce que bu ñu yokkoon xaj na ñoom danañu yokkaat la ñuy dimbalee mairie loolu daal grand pape moom mu ne yokk bi dafay lu am solo yow loolu tiitoo moom booy wax loolu noonu selon en tant que benn acteur de développement nga gis ne 9 compétences rek peut-être y a des gens yuy wax ne c'est trop difficile mais gisoo ne yow loolu noonu mu wax du diis lool ci yéen surtout yéen ñi nga am yéene wàcc terrain bi souvent waaw yokk bi li tax muy metti mooy xam nga maire yi su fekkoon ne lépp li ñu am day reste ci seen commune kon suñu yokkee du metti mais xam nga tey boo xoolee suñu commune bi ni mu bindoo li fi nekk bari na parce que ñu bëri par des fois da ngay dégg ñuy wax ne ñun ñoo fi gën a riche commune parce que li tax usines yi bari na mais usines yi li muy bëri yëpp suñuy fay ñoom ville de Pikine la ñuy fay ñun ay publicité rek lañ ci am
comme nga gis ñu def ODK ñu fay la publicité bi mais taxes yi ñuy fay yëpp ñu ngi coûté ville de Pikine 700 millions par at. 700 millions yi nag su fekkoon ne day resté ci suñu commune kon suñu yokkalee dinañ ko mën a fay mais tey boo xoolee mairie bi li muy fay ci emploi dafa bari tey biir mairie bi rek boo xoolee salaire yi rek daf koy të parce que tey boo xoolee li nekk ci ay maison li fi nekk ci ay matuwaay lépp boo xoolee mairie bi mooy fay salaire yi kon moo tax ma jàpp ne suñ ko yokkaloon mairie bi tamit te yokkaluñ ko tamit comme ni mu ko waxee kon mairie bi du ci génn parce que nag yaakaar naa ñun li ñu sonal tamit mooy li nga xam ne ni day dem Pikine mais su fekkoon ne ñun suñu commune li fi nekk lépp day resté ci suñu commune kon ñun ñoo fi dàq commune kon du ñu uti dara kon heure bi fekk na terrain municipal bi ñuy wax defar nañ ko leneen liñ fi wax yëpp defar nañ ko mais lépp lu fi nekk rek day dem ville de Pikine ñun liñ ciy dese bariwul liñ fiy am nag mooy ay juuti ay patente ay publicité te loolu tamit boo xoolee pour nga génnee ci say salaire def ci social dafay xaw a jafe te xam nga maire comme ni mu bindoo rek mooy yaay moom ku jaaxle da ngay dem ci moom maire ku feebar da nga fay dem soo amee solution da ngay dem boo amul solution da ngay dem bu sa kër taawee da ngay jubali maire yi soo amee ordonnance da ngay jubali maire yi moo tax maire ki ko mën mooy ki nga xam ne nii ku yaatu xol ku mën dialogue ku ubbeeku moo tax tamit ñu gis ne monsieur le maire Ndofène Fall bi mu ñëwee lu bëri changé na lu bëri yokku na parce que tamit xolam yaatu na te tamit mën na def social. mën na def social kon tamit loolu yaakaar naa suñu yokkalee daal nañu yokkal suñuy matuwaay. ok je pense bien que ni à travers ci yéen maa ngi dégg depuis sànq comme sama grand nu mu ko waxee mu ne nañu yokk 9 compétences yi nañ ko yokk te ma dégg ci compétences yi mais est-ce que je peux dire que ne quelles sont les réalisations du maire donc dans chaque domaine de compétence yi nga xamante ni lim nañ ko est-ce que mën ngeen ci ñëw tuuti parce que am na éducation lan la maire bi def ci éducation bi plus ci jeunesse comme loisir wala sport ci compétences yi nga xamante ne nii jàpp nañu ne maire moo ko yeyoo est-ce que am na ci ay réalisations yu ci def. jërëjëf sëñ Fallou booy wax ci commune collectivité territoriale ngay wax ay réalisation dafa am benn outil bu am solo muy planification. te ñu bëri dañuy fàtte ne compétence transférée la parce que soo amul planification da ngay def pilotage à vue maanaam da ngay tëñëxi rek. te Sénégal sax foog naa lu bëri lu ñu dal ñàkk planification bu baax moo ñu ko teg. te wax dëgg yàlla acte 3 bi mu ñëwee planification nekkoon na fi mais dafa laaj nga gën a am une bonne planification pour nga mun ci génn ba looloo waral da nga war a am lu ñuy wax un plan de développement communal te nag wax dëgg yàlla Ndofène loolu la xam ba moo waral dañuy am lu ñuy wax PTI moo tax tey suñu commune bokk na ci 123 communes yi bénéficié wu ci PACASEN bi parce que boo amee PTI bi dafa war a nekk si ñetti at yi nga am lu ñuy wax PAI plan annuel d'investissement plan boobu ngay wax at bu jot lan ngay def donc loolu bokk na ci li ñuy dimbali ba chaque domaine dañuy xam kañ lañ fa war a def naka lañ ko war a defee parce que may fàttali que commune wax nañ ko ak acte 3 bi dañu transférer compétence yi mais ba tey moyens yi ñëwul te loolu bokk na ci décret d'application yi ñuy xaar état bi def ci ay jéego donc soo jëlee tey lu mel ne éducation Ndofène li mu njëkk a def bi mu ñëwee dafa def la cartographie la carte scolaire de la commune de Diamaguène Sicap Mbao ci éducation maanaam dafa saytu xam commune bi ñaata école moo fi nekk moo tax ñu xam école publique élémentaire yi 8 la ak ñaari CM carte boobu du ay caaxaan tey commune yi ñu wër yëpp amul commune bu ci am école yu doy noonu à part Mbao bi ñu xaw a jege tuuti mais am ay école privée ak ay école communautaire yu bëree bëri donc moo tax ba tey doyul woon ci la am xalaat comme APIX par rapport ak impact environnementaux yi day gunge communes yi mu jaar bi ñu ñëwee ñu bëgg fi def ay infrastructure donc si la ñu fekk loo xam ne daanaka sax tàmbali woon nañ ko mais ci eggaleem mu dëggal que ne soxla nañu école moo tax ñu dolli ñu beneen école mooy école élémentaire bi ñuy wax école Darou Salam loolu réalisation bu mag la yàlla def ñu amoon benn LGI benn maternelle bu nekkoon LGI boo xam ne public la benn ci commune boo xamante ne 72 quartiers la mu ni kon man soxla naa case des tout petits munoo wax éducation te waxuloo case des tout petits éducation ci kay nekk ndaw petite enfance foofu lay tàmbalee mais yemul foofu chaque année dina doter école bu nekk ay fournitures scolaires
na leen jox sac dina leen jox ay bagages yu xale yi jàngee parce que man ci comité de gestion école laa nekk dama koy fekk at bu jot mais yamul ci foofu dina accompagner ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di yëngatu ci wàllu njàng mi muy soit waa district bi wala waa CODEC wala waa IEF bi nga xam ne ñoom ñoo toogal état bi par rapport. ci noonu la ñuy waxee rek directement dem fee nga xamante ni mooy studio 2 yaakaar naa ni première phase la ñu nekk ci loolu it am na yeneen gan yoo xamante dañuy ñëw waaye ba tey dañuy wéy tamit di waxtaan ak ñoom xam nga culture dafay lu am solo moo tax tamit kenn mënul dem sans culture ba tax na studio 2 artistes yi nga xamante ñoo fa nekk ñoom ci culture la ñuy dox donc ma bàyyi leen ak DJ Papa allez dinañ ñëwaat léegi incha allah.